asalaamaaleykum sëñ bi. waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatu. ñoo ngi am kontaan ak mbégte di la dalal ci biir Prestige Thiès ñu bàyyi la rek daal di nuyoo présenté wu. waaw mën naa wax ni Cheikh Tidiane Sy benn doomu daara la bu am yàlla baaxe mu jàng ci wàllu tubaab ba am ci ay diplôme ni ñuy wooye diplôme d'ingénieur agroéconomiste yàlla def ñun dugg ci wàllu mbay liggéey ci tuuti mu metti lool nag ñu daal di ne daal nañu jàdd dugg ci yeneeni pexe ci la dugg ci wàllu banque liggéey naa ci banque lu toll ak 15 ans fukki at ak juróom yàlla def bi ma liggéey ci banque ba am ci dirigé naa ci plusieurs stations ci ñaari banques yi nekk ci réew mi ba may ciy génn maa ngi nekkoon ci poste benn directeur centre d'affaires bu nekk fii ci zone industrielle ci laa nag ne daal jot na nag ma dem toppatoo samay mbiru bopp kon Serigne Cheikh Tidiane Sy ab ndongo la boo xamante ni yàlla def na jaar na ci daara waaye it jaar na ci école tubaab ba am ci ay lijaasam dugg nag ci mbirum vie active jaar ci banque d'abord duggaat ci tey li ñuy wax agro-industrie ndax bi ma génnee ci banque yàlla dafa def dama dugg d'abord ci benn projet bu ñuy wax projet Sen Huile Sen Éthanol ci def naa fa ab diir boobu tax na ma génn ci wàllu li ñuy wax liggéeyu salariat maanaam dugg ci samay mbiru bopp bi ma génnee ci projet Sen Huile Sen Éthanol boobu ma créé benn cabinet bu ñuy wax cabinet Omega Finance boo xamante ni dafay yëngatu ci wàllu intermédiation ci ak ay conseils ci wàllu ingénierie financière ci lañ ma laaj pour ma ñëw bokk ci xool naka lañ koy mën a suqalee loolu moo ma indi ci Takamul mu nekk société boo xamante ni société agro-industrie la dafay liggéey ci wàllu tamaate mais aussi yeneeni xeetu produits yi nga xamante ni ay produits agroalimentaires lañu société bi nag mi ngi exister depuis mën naa fukki at ci ren mooy fukkeelu atam waaye mën naa wax ni juróomi at yu njëkk yi juróomi at yu tolof la woon man bi mu amee juróomi at ci laay ci doog a ñëw tabarakallah yàlla def sutura boobu ba léegi ñu ngi ciy soox jéem nañ ci suñu kéem kàttan ngir mu delluwaat ca am taxawaay bu dëgër waaye des na léegi ndax jafe-jafe moom ci entreprise du jeex mukk tabarakallah kon pour def présentation pour résumer man ingénieur agroéconomiste la de formation nekk banquier de profession tey agro-industriel de vocation. ci wàllu daara it dama fekk ma soqeekoo ci këru diine comme ni ñu koy waxee Sénégal ku wax këru diine wax aussi am taxawaay ci wàllu tarixa yàlla def sama waajur nekkoon sëñ Abdoulaye Sy nekkoon porte-parole lu yàgg après nekk khalife général des Tidianes ñu nekkoon nag ci wetam tamit di ko jàppale ci liggéey boobu ci wàllu diine ba loolu moom a dugaloon sax ci di organiser ay toogaayu xam-xam ci wàllu gàmmu yi bu jubsee ñuy def ñuy wax ay symposium nga xamante ni dañuy woo ay boroomi xam-xam ñu ñëw waxtaane ci benn waxtaanu xalaatu xam-xam bi ñu
bi ma génnee ci loolu nag ci la ñu créé man ak sama ay naataango benn organisation bu ñu woowee cadre unitaire de l'islam au Sénégal nga xamante ni dafa ëmb mbooleem këru diine yi nga xam ne ñu ci réew mi ak yenn association religieuse yi nga xamante ni sax tënkuwuñu ci këru diine yi ñu di ko tax a jóg nag mooy gën a ñoŋal liggéey yi nga xam ne mag ñu baax ñi bind nañ def nañ ko fi mais aussi gën a rataxal diggante yi ci wàllu communauté religieuse yi nga xamante ni këru diine yi nga xamante ni ñoo nekk ci réew mi kon ci gàttal daal mën naa wax ni am naa benn tànk ci wàllu liggéeyu temporel maanaam liggéey yi nga xamante ni moom mooy ñoŋal sa àdduna waaye it am naa benn tànk ci liggéeyu wàllu diine nga xamante ni mooy suma cëslaay dëgg-dëgg ci wàllu àdduna ndax lii moom jaar-jaar la rek boo xamante ni wala boog moyen la rek boo xamante ni daf may tax ma mën a ñuy wax garder sa dignité waaye cëslaay bi dëgg-dëgg nag mooy cëslaayu diine bi da ko war a kal jërëjëf Cheikh Malick ñu gis ne da nga taxawee ñaari tànk ci réew mi macha allah benn bi muy nga doon doomu sëriñ ci sëtu sëriñ bi ci des mooy ngay nekk ci sa développement wu réew nekk sa économie wu réew esprit entrepreneurial boobu nan la dikkee parce que gis nañu Sénégal nit ñi dañuy ragal entreprendre dañuy ragal a créer seen mbiru bopp yow macha allah ak jaar-jaar yi nga fi jot a tudd loolu nan la ñëwee ci yow. waaw man dama nekk nit boo xamante ni d'abord musuma xalaat sax liggéeyal nit man bi ma demee sama diplôme ba ñibbi si li ma njëkk a def mooy nekk ci àll bi créer sama entreprise c'est vrai boobu amu moon expérience waaye le peu de moyens yi ma amoon maa ngi ci doon kërti di bay doon naa def bari di def haricot vert nekkoon ak sama ay promotionnaire ñoo xam ñoo nekkoon école d'ingénieur ñu génn ñibbisi créer benn entreprise di def haricot vert di ko bay di jox ay semences yeneen baykat di ko jël di ko yóbbu Europe te loolu ci ay moyens yu simple lañ ko defee woon dëgg yàlla kon man entrepreneur dafa mës nekk sama bëgg-bëgg période ma nekkee banque sax dama daan am ay entreprises yu ndaw yoo xamante ne ci laa daan def ay activités annexes léegi sax dañ koy tere nag waaye man mënu ma woon toog rek di xëy suba rek di wàcc di xëy suba di wàcc di liggéey. da nga yàgg indépendant. dama bëgg yàgg am indépendance boobu donc man ci loolu ci laa moo mës a nekk sama cëslaay moo mës a nekk sama viatique. dama daan dem naa sax ba sama affaire mbiru mbay mi yàqu may jël ay produits di ko jëlee Sangalkam di ko jëlee Noflaay di ko yóbbu marché syndicat di jaay di yenu ay saako lu ne def naa ko man lu ne dugg yàlla ubbi naa fi fast food fii ci HLM ubbi naa fi boucherie fële ca Sangalkam man daal lu ma gis daal loo xamante ni mën na yëngal mën na ma indil koom rek ma dugg ci après sama mag amoon beneen entreprise sama mag sëñ Habib ma koy ziar ñu nekk ci mag moom tamit di kër-këlee la mu dugal ma ci ñu wuti marché xam nga rek affaire sénégalais donc man dama mës a bëgg entreprendre bu su ma bëgg d'abord nekk ci benn kooku sama psychologiquement def benn mbir rek sax daf may xaw a déranger man damay bëgg nekk ci toujours di occuper loolu sama taxawaay la polyvalent daal macha allah. voilà boo tax na même bi ma nekkee ci banque dama doon def ay activités yu ndaw bi ma génnee ci banque nag ba am plus de main libre ci laa ni nag léegi jot na ma dugg ci yeneen activité ci laa créé cabinet boobu créé naa benn société bu def dans les bâtiments actuellement am naa beneen société boo xamante ni mi ngi sax ñu ngi préparé ci affaire pétrole bi donc loo xamante ni ay consultance lay doon ci wàllu pétrole ak gaz donc man damay bëgg toujours di entreprendre lépp lu ma gis ne que gis naa ni que am na mën naa ci njëriñ parfois sax su gañ a xaalis bi sax c'est pas le plus important li mu ëpp solo mooy nga créer valeur ajoutée man loolu lay gën a wax bu fekkee ne am na ñeneen ñu ci mën a liggéey ci lu fekkee ni mën nga permettre yeneen entreprise ñu am ci ay marché dugal ci entreprise bâtiment bi may yore par exemple lu ci bari du ma ci gagné xaalis dafay tourner boppam mais man du ma ci gagné xaalis. l'essentiel mooy yaa ngi créer emploi.
dinañ ci créer emploi créer activité surtout créer activité boo xamante ni ku nekk am na ñeneen ñoo xam dañ ci mën a góor donc man loolu mooy sama viatique monde des affaires naka la tëddee donc loolu moom may chance peut-être ci wàllu woowu ba lu ci ëpp dinaa am en tout cas dinaa ci am succès amaguma xaalis nag maa ngi liggéey xaalis la mais xaalis c'est pas le plus important damay wax toujours li ëpp solo mooy nga entreprendre nit ñi di ci góor mu am muy créer valeur ajoutée et puis voilà mu nekk loo xamante ni dina nekk day pérenne parce que li ëpp solo rek mooy muy wéy quoi donc voilà un peu pour suma activité. jërëjëf loolu am na solo macha allah nekk doomu réew mi ba pare nangoo activé wu ci réew mi di créer emploi di créer activité macha allah tey ñu fekk la fii nga xam ne mooy Takamo soo ñu mënoon ñëwal ci Takamo ne nga créer nañ ko ça fait 10 ans. ci biir 10 ans yooyu amoon na ay jafe-jafe ci biir ba ñu woo la 5 ans yi nga ñëw jàpp ak ñoom ngeen di liggéey yan produit yi ngeen di produire fii ak liggéey bi fii nan lay demee. waaw Takamul benn société boo xamante ni d'abord mooy wax ni li ko taxoon jóg mooy en tout cas ñi nga xam ñoo ko créé woon dal départ li ko taxoon jóg mooy di jëndi triple concentré tomate. mooy tomate bi nga xam ne dañ koy jéggaani ji di ko transformer fii. di ko jaayaat ci réew mi ak ci sous-région bi loolu moo doon business model bi nga xamante ni moom la ñu créé woon Takamul mais bi ñu ko créé état du Sénégal daf leen ni il faut que ngeen jënd tomate bi nga xamante ne mooy tomate bi ñuy bàyyee ci réew mi ci la ñu defaat investissement encore pour taxawal usine boo xamante ne day jël tomate bi nga xamante ne mooy tomate bi ñuy bàyyee Sénégal man ci période boobu laa ñëw. foog naa ne deuxième année bi ñuy tegee usine bi ci laa ñëw fekk nag usine bi nekkagul woon sax ci phase su démarrage. mu créé nag ay jafe-jafe yu bari c'est vrai ndax investissement bu lourd boobu moo xaw a plombé woon activité bi ci départ bi mais yàlla def sutura ñu commencé am relation ak baykat yi nga xamante ñoo nekk dans la vallée du fleuve di signer ak ay contrat ak ñoom di jënd seen ay tomates di ko transformer donc loolu mooy activité principale Takamul mooy jënd tomate ci vallée bi transformer ko jaayaat ko def ko sous forme de ay double concentré mooy xam nga suñu marque Podor ak suñu double comment ak ketchup loolu mooy ñaari produits yi nga xam ne ñooy produit phare yi ak sauce tomate di ko jaay fii ci réew mi mais aussi di ko yóbbu ci sous-région bi Mali Gambie Guinée Mauritanie et cetera ci loolu ci lañ gis ne aussi tomate bi nga xam moom la ñuy jënd ci réew mi doyul moo tax état bi ne ñi nga xamante ni ñooy industriels yi def ci wàllu tomate bu ñu jëndee tomate locale ba mu jeex état bi day ubbi frontière yi ne leen léegi mën ngeen jéegaane tomate ba keroog tomate campagne bi di commencé waat donc loolu mooy wax régulation la ñuy am boo xam ne état moo ko tëral jaarale ko ci ministère du commerce mooy autoriser importation de triple yi bu fekkee ni jeexal nañu li nga xamante ni mooy tomate bi ñu war a bayee bii ci Sénégal ci loolu lañ ni yam ci tomate rek dafay sooxe ñu ne kon nañu indi politique de diversification ci laa njëkk a lancé diversifier produit bi def sauce tomate xam na beneen produit bu ñuy wax sauce tomate boobu ñu ngi koy jaay ci réew mi xam ne moom lay jigéen ñi utiliser ngir def seen ay sauce de ceeb ñu utiliser aussi moutarde génn nañ fi moutarde def ko ci ay différents formats def nañ aussi vinaigre te am na yeneen politique de diversification ñu ngi ciy xalaat yoo xamante ni parce que produit moom xam nga industrie moom innovation la rek ki la dàq innover ci industrie moom moo lay gën a avancer donc pour dire voilà ñoo mooy suñu ay produits tey ñi ngi nekk ci une centaine de salariés ñoo xamante ne ay permanents lañu ak booy xool une centaine aussi de journaliers yoo xamante ni dañ leen utiliser au fur et à mesure des besoins bu ñu nekkee ci campagne sax léegi dañ dem ba ay 400 journaliers donc tey ji Takamul mën naa wax ni ki ci industrie yi am ëpp solo ci wàllu tomate en tout cas ci la bokk ci wàllu agro-industrie ci la bokk ci réew mi et ñi ngi am une vingtaine de cadres yoo xamante ne ñu ngi ci liggéey voilà et mën naa wax ni aussi en termes de part de marché on occupe benn part de marché bu am solo
doon nekkuñu P nag dañoo bëgg nekk P waaye ñu ngi ci ñëw ndànk-ndànk. sama naataangooy waaw sama naataangooy ñu ngi buuxante ci marché bi. donc ñu am marque bi ñu gën a ràññee mooy suñu marque Podor bi. Tomate Podor. am na beneen marque bu bees bu ñu xamante ni ñu ngi koy def. aussi bi ñu commencé gis ci marché bi muy Noura. Nour waaw ak beneen marque am na beneen tomate bu ñuy wax am na beneen produit par exemple Safa bi kooku mooy vinaigre bi ak moutarde kooku Safa lañ ko tuddee. voilà un peu suñu ay produits bon ñu ngi am na à l'export am na yeneen marque nag yu ñuy def à l'export am na Mélodie am na Buno am na. Safa bi dañ koy def aussi à l'export donc am na yeneen marques yoo xamante ni yooyu export exclusivement lañ koy def ndax norme sénégalaise ci wàllu tomate nuróowul ak norme CEDEAO moo tax dañu distingue ko yi nga xamante ni dañ koy jaay bitim réew ñu wutal leen seen marque bopp yi nga xam ne dañ koy jaay Sénégal ñu wutal leen marque voilà un peu suñu schéma de travail. gis nañu Sénégal culture côté culture bi day dem saisonnier moo gën a bëri culture maraîchère bi bëriwul. yan jafe-jafe ngeen ci jànkonteel pour ngeen mën a am produit de base yi nga xam ne moom ngeen di liggéeyee. waaw loolu jafe-jafe bu rëy la ci réew mi dañuy wax Sénégal dëkku mbay la mais mbay bi ñu fiy bay boo ko méngalee ak bay yi ñuy bay yeneen réew vraiment tolloowul tey jun booy xool ñi ngi soxla ci tomate boo jëlee ñetti industrie tomate yi nekk ci réew mi ñi ngi soxla lu tolloog 100 lu gën a tuuti bokk 120 000 tonnes tomate par année loolu la ñu soxla pour satisfaire rek le besoin national waxuma la pour def export de pour satisfaire rek besoin national tey jii booy xool at mi liñ ci am ci tomate ñun boo boolee ñetti industrie yëpp du mees dépassé 50 000 tonnes léeg-léeg sax mu wàcc ba ay 30 000 tonnes am na ay at yoo xamante ni wàcc na ba 30 000 tonnes loolu may wane ni jafe na tey pour industrie yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ñuy am matière première buy tax ñuy mën a fonctionner seen usine booy xool tey usine bi nga xamante ni moom mooy def tomate fraîche bi boobu 2 ba 3 weer rek lay liggéey ci at bi lu tax parce que c'est comme ni nga ko wax léegi produit bu saisonnier la ba nga koy bay à partir de octobre mu génn janvier nga def février mars avril campagne bi jeex nga dugaat ci importation triple bi loolu problème bu rëy la ci réew mi yaakaar nañ bu fekkee ne dañoo war a def ay effort ngir gën a suqali mbay dañu war a xool li ñu woowee ay chaîne de valeur yi nga xamante ni mooy am chaîne de valeur yu mucc ayib parce que tey tomate dañ koy citer toujours ci chaîne de valeur bi ëpp solo ci réew mi ndax dafa organiser yeneen chaîne de valeur da ngay gis par exemple ci soble bi da ngay gis problème toujours dañ lay wax waaw soble bi dafa génnandoo gaa nit ñi mënuñu ko jënd wala prix bi dafa bàcc baykat yi gisuñu seen bopp tomate balaa ñuy bay fixé nañu prix bi xam na kiy bay xam na bu génnee moom ñaata lay jaayee ñu signé contrat ak moom ba pare comité bi nga xam moo ñu ëmb ñëpp di ko surveiller moom tomate bi ci toolam la koy wittee léeg-léeg sax ñun jox ko frais de récolte tool ba lañ koy jëlee ji ñun ñooy suñu camion yóbbu ko ba ci toolam jël ko indi ko transformé ko fay ko xaalisam kon loolu dafay gis wane ni que potentiel bi nga xamante ni am na ci wàllu tomate exploité wuñu sax 50% bi loolu ci fekkee ne au niveau local rek la su fekkee ne dañ ko jël wàllu au niveau export tey Sénégal war na mën a nekk un exportateur net de tomate c'est-à-dire bay fi tomate ba satisfaire besoins yi nga xamante ni moom la ñu soxla la ca des mu koy exporter ci sous-région bi di ko exporter sax sous forme de triple concentré comme ñun ni ñuy demee Chine di jënd ay triple concentré wala ni ñuy demee Turquie di jënd triple concentré ñun war nañoo mën a bay tomate di jaay triple concentré sur le marché international mais loolu nag dafa laaj organiser waat filière bi organiser waat ko ci anam boo xamante ni ñi nga xamante ni baykat yi d'abord seen rendement yi dañuy faible trop tey booy xool rendement bi gën a am solo yi ngay gis ci boo demee ci vallée bi mooy ëpp solo day dem ba parfois ay 40 tonnes à l'hectare alors que tomate mën na dem ba plus de 100 tonnes à l'hectare donc gis nga ni foofu rek am na lu fa sooxee léeg-léeg dañuy am superficie day wàcc toujours ndax souvent problème mu bor la ñuy wax boykat yi dañuy jël bor léeg-léeg ci banque bi duñ ko fay
banque bi tamit at bi ci topp du leen finance da ngay gis at mu ne la ñuy bay ci tomate ci suuf wala li ñuy consacré ci tomate ci suuf dafay wàcc donc loolu dafay répercuter encore ci matière première bi nga xamante ni moom la ñuy soxla pour doxal suñu ay usines kon loolu yëpp ay taxawaay la yoo xamante ni tey suñu fi amee Pastef yaakaar nañu ne Sénégal mën nañu am autosuffisance ci tomate créer mais aussi am ay opportunité pour di exporter tomate boobu à l'étranger kooku mooy suma en tout cas sama challenge la dama war a nekk challenge les politiques yi nga xamante ne ñoo ŋànk filière bi et ñu leen ciy ñaax pour que volet vraiment maillon faible bi nga xam mooy mbay bi maillon faible bi nga xam mooy production bi ñu bàyyiwaat ci xel am na ay problème maladie yi ñu ciy wax am na ay problème itinéraire technique yoo xam maîtriser wuñ ko donc bari na daal ay sooxe yu ci am te yaakaar nañ ni bu ci état taxawee privé yi ànd ceeg ñoom liggéey dina mën a indi koom bu am solo ci réew mi. fi may terminer ak yow rek balaa ngay tàggoo nga xam naa suba incha allah dañ lay dalal suñu plateau prestige. salon d'honneur ban appel ngay lancé surtout si côté entrepreneurial ak ñi nga xam ne mënoon nañ créer ay entreprise côté économie bi gën a développé ban appel ngay lancé ci côté boobu. waaw Sénégal dañu nekk réew moo xamante ni dañ koy woowee réew mu ñàkk doole ci réew économiquement faible la bokk alors waaye dafa am ay ressources yoo xam ne kenn exploité wu ko te ressources yi ëpp solo tey Covid bi wan nañu ko mooy ressources yi nga xamante moo jëm ci wàllu lekk da ngay xool bi Covid bi amee état yeneen dëkk yi ku nekk yaa ngi teg ay stratégie mais ñun li ñu wax mooy nañu jox lekk nit ci parce que problème bi ñu am mooy ñun suñu lekk li ñuy lekk yëpp lu ci ëpp dañ koy jéegaani alors tey défi yi nga xamante ni moom la ñu war a relever ci réew mi mooy naka la ñuy mën a def d'abord ngir sénégalais di produire parce que Sénégal booy xool produire duñ dara boo jëlee produit yi nga xamante ni moo nekk ci sa ceebu jën bi tey légumes yi nga daan jënd sax yi nga daan bàyyee fii sax bàyyeetu ko da nga koy jëlee Maroc léegi ceeb ba yaa ngi koy jëlee Asie tomate bi wax naa la ko une partie ngay jënd fii mais lu ci ëpp yaa ngi koy jëlee Asie tamit da nga koy importer alors dëkk bu mel noonu nga jël dawlin bi gis ngeen su ne ordinaire mel na léegi ñu baal ma nag sama mbokk jaaj fa da waaye seen lañ ca daan xaar ci ñoom en tout cas ba léegi am na lu ci manqué kon mooy wane ni que tey ñun potentiel bi ñu am pour mën a développer dafa bari nga gis ni que li fi nekk ci suuf utiliser wuñu sax 5% boo demee Europe wala nga dem Maroc wala ngay dox ci àll bi munoo romb suuf boo xam ne kenn bayu ko Sénégal mën ngaa départ Dakar ba Ndar boo rombee ñetti tool ci lay yem loolu day wane ni que ñun en terme d'emblaveur am na lu bari lu des waxuma nag léegi nag investissement bi nga xamante ne mbay moom war a mbay dafa am loo xam ne ay investissement de base yoo xamante ne il faut que ñu defal ko ki nga xam ne mooy baykat ci wàllu par exemple ci wàllu ndox parce que bu fekkee ci taw rek li ñu war a yaakaar day jafe donc il faut que ñu état jàppale baykat yi ci tout lépp loo xamante ne infrastructure la hydraulique ngir gën a mën a ñoŋal ndox mi ci seeni tool léegi nag ñu doog nag wax technicité ak intrants yi nga xamante ni ñoo war a ñëw itinéraire technique yi donc dafa bari lu manqué tey ci wàllu mbayu Sénégal moo tax man su ma gisee ñuy wàllu emploi bi ñuy orienté yeneen activité alors que li nga xamante ni mooy priorité bi dañ koy négliger daf may xaw a jaaxal te gis nga dafa am benn borom xam-xam bu muy wax John Maynard Keynes boo xam ne dafa xalaatoon ci après crise des années 29 années 30 ban naka la ñu mën a suqalee économie Angleterre mu am ci yenn idée mooy les grands travaux moom dafa pour ñu suqali réew bu génn ci crise da ngay def ay grands travaux pour jox nit ñi liggéey ngir relancer la consommation ma ni tey te doo tricher totalement li nga xalaataat da jàngataat xam-xam yooyu nga xamante ni mi ngi fi ci wàllu économie
naka la ñu mën a suqalee suñu réew gannaaw crise bi nga xamante ni moo dal ci àdduna bi muy Covid 19 bi te suqali boobu ni ñu ko war a defee mooy jaaree ko par les grands travaux tey man su ma doon wax les grands travaux du ma wax grands travaux defar ay tali Dakar rek bon dañoo baal ay terre ak yooyu pour man yooyu du priorité ci réew mi donte am na solo mais du priorité tey les grands travaux yi nga xam moom la ñu war a lancer ci mooy ay travaux d'ordre hydraulique créer ay bassin de rétention yoo xamante ne dina mën a permettre nit ñi ñu mën def ay bay ci ay superficie yu am solo jëlee ndox foo xamante ni sori na indi ko ci foo ndox yoo foo zone yoo xam ne amul ndox bu fekkee ni ci suuf la ñu créer ay forage yoo xamante ni dañ koy mën di partager ak ay producteurs ngir mën leen permettre ñuy am ndox yooyu mooy ay véritable défi yi nga xamante ne Sénégalais yi war nañ ko mën a en tout cas autorité war nañ ko mën a teg ci kaw table ngir tey boo jëlee benn 1000 milliards yi ñu waxoon sax bari na jël benn 500 milliards rek consacré ko ci agriculture sur l'étendue du Sénégal dans 10 ans di nga gis ne que pays bi day transformé des pays comme ay Maroc noonu lañ def ba tey bu ñu waxee felaax bu Maroc mooy baykat bi mooy autorité lay doon mais tey Sénégal boo nee baykat bi da ngay mooy waa ji gën a ñàkk solo ci société bi nga koy jàppee donc war nañoo egg niveau boo xamante ne bu ñu nee baykat rek day nekk nit koo xam ne ku ñuy kañ la ñu doon ku ñuy ñee lay doon te loolu pour ñu mën ko def il faut que mu am d'abord investissement de base yi nga xam ne moom la mbay soxla moom nag loo xamante nag volonté day ànd ak volonté politique bu leer nañ ñu dénk ko ay nit ñoo xamante ni nit ñu am taxawaay la ñu doon ndax laajul ak loo xamante ni donc dañ koy dafa nekk loo xamante ni man damay wax ni que politique économique politique agricole ci réew mel ni Sénégal kooku président de la République sax moo ko war a ŋànk parce que am na solo boo xamante ni kooku moom moo ko war a coordonner bopp ndax loo xamante ni 60% de la population ci la ñuy trouver seen ay revenu kooku waruñu ko dénk sax biir man benn ministère kooku dafa war a nekk enjeu national boo xamante ni day nekk benn soit ñuy def benn conseil interministériel boo xam ne président ci boppam moom moo koy gérer boppam mu consacré 3 ministères yi nga xam ne mooy hydraulique agriculture élevage ak ñëpp environnement nga xam ñoo ci liggéey ñu boole ko ci benn di mu am benn coordination des actions ci wàllu woowu man je pense que loolu moo mën a indi tey ñu am agriculture bu am solo te bu agriculture bi jaaree yoon industrie bi dafay suivre parce que day am ay du nekk comme ñun li ñu nekk créer industrie boo xam di wutiwaat matière première day fekk na baykat bi dina gis ne que kat man war naa mën a créer tey sax agro boo demee Maroc tey da nga gis ay lu ñuy wax ay coopérative yoo xamante ne ay baykat ñoo ko seex ñu dem créer seen industrie boo parce que ñoom ñooy produire ba gis ne kat ñoom li ñuy produire ëpp na seen loxo ñu ne kat léegi kon nañ ko transformer def ko agriculture def agro industrie yooyu ay schéma la yoo xam ne am nañ taxaw na am na ci àdduna bi ay schéma de développement am na ci àdduna bi mais dafa laaj une véritable volonté politique pour que ñu mën ci mën ko eggale. jërëjëf ñuy rafetluwaat kàddu yooyu léegi nag ñu bàyyi la nga tàggoo jox la dig daje ba suba incha allah suñu plateau salon d'honneur. di leen gërëm di leen sant ci li ma leen dalal fii ci Takamul di lay rafetlu seen liggéey di ñaan yàlla barkeel ko xam naa ne suba su ma ñëwee ngeen bañ maa sonal lool rek. suba dañ lay defal yëfu si xeen. dañ lay bernde ba pare doog laa sonal. waaw kon incha allah kon yàlla mottali seen yéene ci réew mi yàlla mottali gën a seen rajo bi yàlla seen télé bi yàlla gën koo développé ñuy dem ba koy dégg ci àdduna bi yëpp incha allah di gërëm seen taxawaay di ñaan yàlla ñu egg suba ak jàmm ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. incha allah balaa may tàggoo rek may préciser ni tamit ngay doomu Thiès te li nga ma wax rek fierté la ci yow ñu dalal la ci biir télé Thiès. waaw man yàlla dafa def Thiès c'est ma ville d'adoption ndax juddoo ma fa mais ba ma amee ñaari at laa dem Thiès fa laa defee sama jàng naa fa alquran ci Serigne Maguette Cissé ci bu Pire ma nekkoon xalifa Pire après jàng naa alquran ci Thierno Abuja jaare naa alxuraan ci Oustaz Ndiasse Mbaye ñoo ma jàngal alxuraan ca Thiès ma dugg école jàng def naa Saint-Augustin def naa Saint-Gabriel donc Thiès vraiment sama dëkk la te bi ma ñibbisee Sénégal defaat naa fa 1 an di liggéey naa Thiès 1 an di joxe ay cours jàngale naa école boobu Mangane moom Ésim
école supérieure xaw management. joxe naa fa ay cours de gestion de projet joxe naa fa ay cours de gestion urbaine xam nga man mu lu ne laa daan dugg rek ndax bëgg bërti daan naa liggéey ci ONG yi foofu donc daan leen defal ay études de projet donc Thiès daal sama ville de cœur la te du ma ñàkk tout jamais occasion pour dem fa di fa nemmeeku sama ay xarit ba ñi ma bokkaloon classe ma nekk xale ñu ci bari ñu ngi kon ne di fréquentante et di wax ni daal sama c'est une fierté pour man toujours de revenir vers Thiès di leen sant aussi ci invitation bi occasion bi ngeen mi permettre tey ma dellu si waat ci sama ville de cœur jërë ngeen jëf